fàcce on ci ak El Hadji Mansour Diop ak Ndeye Dimet Ndaw waaye laata loolu dañuy ñëw ànd ak Asma Khadija ci seen météo. nuyu ak nemmeeku ci yéen ñu dikkaat rek ci suñu ay prévision météo ñu jëli prévision bésu ëllëg di mercredi 5 août 2020 ñu seetlu ni jant bi dina fenk si fajar gi ay 6h54 minutes te itam dina soo si ngoon si ay 19h37 minutes alors plus précisément dañuy jëli suñu ay température Ndakaaru dina tàng ak 29 degré waaye séntu nañ fi ab wis Ndar géej nag dina tàng jër ak 35 degré àndut ak benn yoon ak humidité donc nag séntuñ fa taw séntuñu fa ab wis itam ñu daal di yërnu guddi gi xool ba xam ndax nawet bi dana fësal boppam ba tey am déet ñu gis ni nag Ndakaaru 27 degré lañ fi daal di am ci guddi gi ak tamit prévision de pluie kon séntu nañ fi taw séntu taw diggante Thiès benn dëkk ñaari gaar ba Diourbel ba ci Kaffrine Fatick ak Kaolack 25 degré ñu sentu fa taw fi nga xamante ni moom moo di Ziguinchor li ko dalee Ziguinchor Sédhiou Kolda Kédougou ba Tambacounda itam ñu sentu taw ci guddi ëllëg kon nag mercredi bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaye guddi gi gis ngeen Ndar géej bëccëg gi àndutoon nag benn prévision de pluie amuloon wis amuloon benn humidité waaye ci guddi gi mën naa mu taw ak li nga xamante ni moom moo di 30 degré diggante Ndar géej Louga ak Matam alors mbokk yi ñu daal di jëli rek waxtu yi géej gi di dal ak waxtu yu muy yëngu ñu tàmbale ko géej gu yëngu di suñu ay marée haute géej gi dina yëngu ñaari yoon ci bésu ëllëg bi mi ngi koy tàmbale yëngu ak 10h08 donc ci yor bi lay daal di doon mu yënguwaat beneen yoon ci guddi gi ay 22h26 dina dal itam ñaari yoon waaye ci diggu guddi gi lay dal benn yoon à 3h38 te itam dina dalaat ci ngoon si ay 16h18 mu daal di dalaat rek beneen yoon ci ngoon si mbokk yi li moo nekkoon nag suñu ay prévision météo ma amoon contenté loolu nag jottali leen ko ma bàyyi leen rek ngeen wéyandil ak xibaar yi kon ba suba si jàmm. Asma Khadija ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko jox dig daje ëllëg incha allah daal di sóobu nag ci xibaar yi dooree ko ak mbas mi jàngoroy coronavirus bari na doomu Sénégal yu koy oyofal ñenn ñi sax dem ba duñu ko gëm waaye li leen ci nara dal mooy xeeb sa xal mu lakk sa daay ndax bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi tukkee ci docteur El Hadji Seydou Mbaye gën kaa néew boo moyul lu tollook 200 junni doomu aadama fii ci réew mi mën nañ caa ñàkk seen bakkan virologue bi bokk ci société mondiale bu virologie di itam ku bokk ci académie alliée di xam leen ni pic bi doonte ñu ngi doon ruumandaan di yegg nañu ca ba tey eggaguñu ca rax ci doole nag fii ci réew mi boo jëlee téeméeri doomu aadama ñaar dong la mbas mi laalagum ñu ñëw ond ci ak El Hadji Seydou Mbaye feebar bi nu mu jotugum def si réew mi nii ak nu mu fi duggee ba léegi ñu mu jot a rey ak ñu mu jot a infecté dañuy gis ne li ëpp ñaar téeméeri nit dee nañ ci ñu gis ne lu ëpp fukki junni nit am nañ feebar bi loolu dafay wax ne téeméeri ñoo jël ñu infecté wu ñu xam ñaari nit ñi dee nañ waaw loolu nag suñ ko rapporté ci population générale ñu gis ne population sénégalaise yëpp mi ngi xayma autour de 15 millions mooy ñu fi nekk 15 millions boo jëlee pour nga xam balaa virus bi mën a taxaw luñ bàyyi ni mooy téeméer ñoo jël juróom-benn fukk yi war nañ see infecté wu. ba tey ci wàllub wérgu yaram ñu wax ci grève bi ñeel cadre unitaire pour la santé et la justice sociale ñoom ñi leen nag daal dinañuy amal niki tey ab doxu ñaxtu dalee ko NDSS jàpp ministère de la santé naka noonee nag ñuy sàkku ci gouvernement Sénégal mu daal di recruter ñenn ci ñoom waaye ñi ci des itam ñi nga xamante ne ñu ngi xëy ba noppi ñu daal di leen di fay seen i ay indemnité ñu xamle itam ni seen i grève dina ko wéyal ci lu tollook ñaari fan rax ci dolli bu ñu eggee ci fanweeri fan ak benn bu weerub août bépp information bu ñeel wàllu wérgu yaram ñoom dañu ko nar a téye loolee ci teewaayu Tidiane Diallo la woon ñu ànd ceeg moom. dañoo wàccoon ci tali bi ngir sàkku ci kilifa yi ñu appliquer réforme yi waa kër docteur daal dañoo mer lool ci kilifa yi. yooyu du Sénégal c'est le monde entier boo demee tey Niger ak fépp même réforme yi la parce que OAS la depuis 2009 et pays yooyu appliqué nañ ko. Sénégal ñun ñu taxaw ñun ñu jàng yor suñuy diplôme yor suñuy lijaasa ñu bëgg ñu considérer que ñun duñu dara ay surga la te duñu surga kenn nag. ci fan yi di ñëw dañuy amal ay rétention d'information ngir bloquer système bi yëpp. Le 31 août dinañ def rétention d'information sur l'ensemble du territoire national données yëpp dootuñu ko joxe leneen li ci des mooy grève bi dinañ ko làbbaliwaat. suñ leen woowee ngir waxtaan saafara mbir mi ñoom nee nañu pare nañu ngir dem wuy ji. non ñun mosuñu bañ waxtaan ñoom ñoo nu woowul mais heure bu nu wooyee ñu toog waxtaan ak ñoom. ñaari fanu grève la ñu décrété ñu ngi xaar kilifa yi nañu réagir ci mbir mi.
Mansour dégg nañu virologue bi docteur El Hadji Seydou Mbaye moom mooy nekk sax invité seen show ci kanam daal di xam ne ni gën kaa néew fii ci réew mi lu tolloog 200 junni doomu aadama mën nañoo ñàkk seen bakkan ci jàngoroy coronavirus bi doomu Sénégal yi di soofantal. xam-xam moom dafa màcc ci wàll boobu xëy na nekk ci cours directement noonu d'une façon xëy na foo ci gëstu dina xaw jafe mais itam man mënuma ànd ak moom à 100% ci boobu la xayma 200 junni nit. loolu ban épidémie moo ko sax rey donc dañuy xool sax ci wàllu historique épidémie parce que du lim boo xam ne du ñaari junni du ñaar fukki junni mais 200 junni lim la boo xamante ni bi c'est énorme c'est-à-dire que mooy loolu nit ñi dañuy dee comme ay weñ loolu moo tax ma bëgg ci wàllu xayma bi aussi ñu xaw ko waaye fal mu neex a dugg ci nopp ñuy dégg et puis nit ki itam pour mu mën a jàkkaarloog tawat xeex ak moom da nga koy responsabiliser conscientiser ko mais doo ko tiital ba nga xamante ni dafay tiit ba jàpp ni beneen affaire la c'est vrai que nag gis nañu ni càggante am na ci côté population bi information bu dul dëgg am na ci côté autorité yi boo déggee démb bi xalif bi sëñ Mbaye Sy Mansour sëñ Babacar Sy Mansour waxee ni wax leen nit ñi dëgg c'est pas wax leen nit ñi dëgg ci tawat ji ak yooyu non mais de façon globale ñu wax nit ñi dëgg ci wàllu ñiy faj malade yi di manifester ñu taxawu leen li ñu dépensé ci wàllu hôpital yi ci hôtel yi et cetera xam nga ñoom itam doon nañu fayee ko seen xaalis ñu wax leen dëgg donc dëgg bi de façon globale la noonu lañu koy déggee bu ñu ko orienté ci benn côté kon dégg bi dafay gàtt donc ci sens boobu ma jàpp ni des na information bu ñu war a joxe bu jaadu ci nguur gi certes mais itam bu ñu tiital nit ñi ba du ñu nekk ay responsable ngir mën a jàkkaarloo tawat ji jël seeni ay responsabilité parce que boo nee ci kanam tuuti mën nañoo deele 200 junni nit ci population bu 15 millions comme Sénégal c'est autre chose. day doy waar ndey di mel ndax xeex mbas mi dina yomb bu ñu nemmeekoo ni ñiy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram seen i kàddu day faral di wute ñenn ñi di jooy ni dañu leen see beddi ñeneen ñi sax ci jamono ji ñuy grève. waaw en tout cas mel na ni loolu moo am parce que boo dégloo démb Yéri Camara wax na ko que ni secteur de la santé dafa nekk département bu technique boo xamante ne ni buñ koy jox ay nit seen xel war na màcc jëm ci loolu te gis na ni jafe-jafe yooyu moo andi tey jii li mu jur ci secteur de la santé loolu aussi mën nañ ko nangu mais revendication yi nga xamante ne ni waa Kër Docteur dañ koy posé du tey xadi dafa yàgg parce que boo fàttalikoo yàgg nañu def ay rencontre ak le premier ministre nga xam ne à chaque fois su rencontre jeexee Seydou Gueye mu daan génn di wax ni fii la ñu toll waaye lu ci ëpp ci fii la ñu toll daanaka ay dige dong la doon parce que tey Cheikh Seck li mu wax revendication yi yàgg na te lu ñu menacé nag rétention d'information sanitaire boobu bu ko kenn xeeb xadi parce que li muy gën a impacté mooy tout tànk yi parce que tey bu fekkente ne ni dañuy dem ci région yi soxal lu jëm ci wàllu vaccination yi bu ñu vacciné wul xale yi binduñu ñaata xale ñoo vacciné ñaata xale moo des loolu dina indi ay impact bu graaw ci liggéey bi nga xamante ne ni ministère de la santé war na ko liggéey ci continuité ci ay programmes yu bari donc seen menace boobu ñu menacé bu ñu ko négligé nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais tey jii xeexum coronavirus bi tamit wax nga ko bu fekkente ne ay syndicalistes dañu jug ci waxtu wi di yuuxu ngir bëgg ñu saafara leen seen problème peut-être que dañu ñàkk pexe mais encore une fois fi jamono gi toll nii man jàpp naa ne il faut ñu joxante loxo pour ñëpp mën ci génn. mooy yoon day di met ñun ñu àddu jëmale ko ci leneen atum 2020 bi nemmeeku nañu ni bari na ay kilifa yu génn àdduna bari na ci ñu doon yëngatu ci wàllub koom def ci liggéey bu mucc ayib bokk na ci kile Diamètre Amar bu NMA Senders bokk na ci itam Goro Ngom bu Xelkom Bach ak itam ñeneen ñu am liggéey bu mucc ayib bu ñu def comme ci wàllub koom fii ci Sénégal ñu ñëwoon ci ak Fatou Abdou Ndiaye. secteur privé bu Sénégal ak activité économique ñàkk ay kàngamam ay nit yoo xam ne dañu jariñ seenuk askan ginnaaw Aliou Sow Ahmed Amar ci 2019 série noire bi di wéy ba tey ak Fatou Babacar Touré Mansour Kaman ak Goro Ngom Sénégal ci ab diir boo xam ne yàggul ñàkk ay kàngam yu bari rawatina ci secteur bu économie ay nit yoo xam ne dañu yàgg xeex ngir secteur privé bu Sénégal mën a suqaliku Babacar Touré bokk ci ñi nga xam ne ñoo fësal presse privée bu Sénégal tey mu dem bàyyi presse bu daal di wéet secteur privé boo xam ne ñàkk na ku bokkoon ci ñoom demoon na sax ba am ay réflexion yu mu amaloon ci li ñeel wàllu relance économique njiitu confédération nationale entreprise yu Sénégal moom it bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ñëkk a jàppale nguuru Sénégal ci jamonoy xeex Covid-19 njiitu Xelkom Bach it noonu tey économie bi Sénégal wéet ak ñi nga xam ne dañoo yàgg yor drapeau bi bëgg rek mu suqaliku ñu dem jamono joo xam ne dañoo nekk ci guuta ci wàllu koom ak ci wàllu ko wér-gu-yaram 2020 at mu lëndëm ci secteur privé bu national.
réew mi kon nekk ci guuta ci wàllub koom ñax ci dolli ñi ñàkk seen bakkan ndax li ni mel nag mën naa gën a nasaxal koom fii ci Sénégal wala ndax mën na indi ay jafe-jafe bu ñu ko bëggee yëkkatiwaat laaj boobu nag am na ku ci tontu mu di ab économiste di docteur Mor Gassama déet la daal di xamle ndax bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom fii ci réewub Sénégal am na ñu leen mën a wuutu ñu seen xam-xam màcc itam ñu ond ci ak moom économiste bi lee di docteur Mor Gassama. mais bu ñuy wax entreprise moom da nga xam ne organisation la donc organisation nag lépp la donc gis ne donc ay ressources humaines ci biir organigramme banque ci biir ku nekk am nga loo war a def le chef d'entreprise est là pour coordonner mooy manager bi mooy coordonner lépp donc bu fi nekkee affaire dina gën a dox bu fi nekkul tamit kenn ku ne bu dee yaa ngi def la nga doon def li tax ñu jël di la fay de continue dox waaw donc ça veut dire que on a toujours préféré les avoir mais même à leur absence warul mën a yàq dara li ci li muy fonctionner autrement dit les hommes passent mais les institutions demeurent. bu weesoo wàllub koom ci daara ju kawe ji itam ñu ngi ciy nemmeeku ni ñenn ñu ci seen xam-xam màcc bu baax a baax ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan ku ci mel ni ki démb professeur Moustapha Souran mu nekkoon kon ku amoon ñaari casquette nekkoon universitaire waaye itam doon yëngatu ci wàllub politique Ndeye Khady Diouf dellu si waat na ci jaar-jaaram. muy sët ci Cheikh Ahmadou Bamba Moustapha Souran professeur titulaire ci wàllub science juridique nekkoon na doyen bu faculté des sciences juridiques ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru laata mu fay nekk recteur ci atum 1998 jàpp 2001 laata loolu moom jot naa amal maîtrise ci droit public ci atum 1974 ca boobule université laata nag muy wëyalub njàngam ca université Bordeaux bu France fa la amee DEA ci wàllub droit public am fa it DES ci wàllum science politique ak it doctorat ci wàllu droit public laata muy jot ci agrégation ci wàllu droit fële ci Abidjan professeur Moustapha Souran jot naa jiite it ay toogub ministre lépp mu amee ko ci nguuruk Abdoulaye Wade jot naa nekk jëwriñ ju ñu dénkoon wàllub yoon wàllub l'armée bi laata ñu koy jox njàng meek njàngale mi ci daara yu suufe yi ak it ci daara yu kawe yi ci toogoom sax lañu xaatimee loi bii di LMD ci ñaareelu alternance bi nag njiitu réew mi Macky Sall daal di koy jox mu jiite commission nationale bi ñu dénk réforme foncière ci dundam moom professeur Moustapha Souran jot nañu ko rek sargale ay raaya bokk na ci raayab officier des palmes académiques. mu nekk kon tiis gu rëy ci daara ju kawe ji mu nekkoon itam ku xam-xamam màccoon lool ci wàllub science bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu tukkee ci secrétaire général bu SAES di Malick Fall mu rax ci dolli itam ni ku yaru la woon ku tey waaye itam ku am Pastef ñu ond ci ak moom Malick Fall. mën déglu doomu aadama booy ñëw di seet ko di wax ak moom lu ngay wax lu mu ñàkk solo ci yaram dina toog déglu la ba nga jeexal mu wax ci rafet tam moo nekk di xeex ba wax ak président ak mu créé 30 postes en 30 postes yooyu bu mu ñëwee dafa réew pour mu développer science moo koy développer mu ni kon noonu am na lu damay jël ñaar fukki postes ak ñeent yi def ko waa faculté de science loolu nit ku baax rek bu koy def pourtant bu ko neexoon mu ni man faculté de droit laa bokk donc dama koy jël di ci def jox waa faculté de droit moom bi mu nekk ministre éducation nationale c'est les tey enseignants yi jëfante ndax prime boobu ñu tuddee prime académique spécial bi nga xam ne moo tax ba enseignants yi tey ñu réussir seen dignité te prime boobu ci moom lañ ko mu nga kon Mansour kilifa yi faatu mu ngi gën di bari fii ci réewub Sénégal ñu gis ko ci wàllub koom itam am ay pertes yu rëy yu ñuy am. damay fekk si économiste bi Mor Gassama li mu wax rek seen génn àdduna métti na perte bu mag la ci wàllu koom-koom gi ndax ñun li ñu liggéey waaye mënut a répercuté wu ci ni koom-koom gi doxee parce que loolu mooy nammuteefu yàlla foog ñu nangu loolu. parce que koo gis ci entreprise bi mu créé amoon na ay leader ay ñu mu tegoon ca tête ba moom muy contrôler ci distance donte woon loxo mu ngi ci biir moom mooy saytu lépp. donc jàpp naa ni ñi ci jëkk jiitu dem ku ci mel ni Aline Sow mi ñu wane photom sànq ku ci mel ni Ahmed Amar kenn ku nekk bérébu liggéeyukaay bi nga bàyyi yàlla may na la njaboot goo xam ne yar nga ko jàngal nga ko ba nga xam ne mu ngi continuer di ko doxal comme ni mu jaadoo perte bu am solo la mais toujours man du ma jàpp ni économique direct moom mooy yëg perte boobu mais damay bëgg ñu boole économique ak wàllu santé parce que bu santé amul économique du taxaw li tax ma indi ci santé mooy ci jamonoy Covid 19 ji ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañu ni xëy na Covid moo leen terrassé wala da leen gagné bu baax parce que gardé woon nañu ay pathologies yoo xam ni à l'étranger lañu ko doon fajoo jee démb wax naa ko fi dama koy répété waat toujours fii ak ñu ngi continuer di am plateau médical bu gasax te woyof lool suñu système santé doxul gàllu góose comme ni mu gàllu góosee tey kenn amu ci benn sikki sàkk ñu ngi annoncé benn menuisier bu retraité bu nekk conseil ci ministère de la santé c'est drôle quoi dafa xaw a reetaanlu mais fii ak ñu ngi dund ci wàllu caaxaan yooyu bu ñu épidémie wala couvre wala embargo njattee toujours nii la ñuy dundee jafe-jafe yi kilifay diine kilifay aada ak ñeneen ay sénégalais bi lambda mais amoon moyen dem faju ji à l'étranger
day dem ba tënku fi dootul mën a génn gis nga conséquence bi tey vraiment kenn ñaanu ko yàlla mais doonu li gën donc foofu ñu boole koom-koom gi ak wàllu santé ngir mën a protéger suñu ay mag ak ñi nga xam ni dañu tawat a nekk ci biir askan wi loolu mooy état boo xam bëgg na doxal ci wàllu sérieux. Déedéet professeur Souran coowal suuf yi ñu doon dégg fan yii lépp bari na lu ci turam doon dellu siwaat nit ñi foog ne xëy na buñ ko woowaantoon mën na ko saafara. waaw xam nga li tax turam di ñëwaat moom la président Macky Sall dénkoon liggéey boobu wax dëgg yàlla mu def ko man sama aqulaay taala rek moo tax may wax parce que yàgg naa couvrir aussi seen rencontre yooyu nga xamante ne ni daan nañ ko amal mu def ci liggéey boo xamante ni daanaka kenn amul tey loo ko mën a reprocher parce que lañ ko santoon def na ko ndax jébbal na président de la république liggéey bi nga xamante ne ni moom la ko santoon xëy na kay lu jëm ci wàllu suuf si xëy na li ci des président Macky Sall lañ koy laaj parce que askan wi ñëpp a ngi xaar tey ji lan moo nekk ci commission boobu nit yi ñi ngi xaar recommandation yi nga xam ne ni jàpp nañu ni bu ñu ko appliqué coow li am ci suuf dina jeex Moustapha Souran aussi tamit wax nañu ko nitu politique la woon te bëri na ci tey ji ay nitu politique yu ñuy tudd ci mbuxum ak njuuj njaaj waaye man déggaguma ko loolu tamit ab seetlu boo xamante ne ni def naa ko encore une fois kon mu mel ni Sénégal moo ñàkk beneen bi tamit ci wàllu enseignement supérieur parce que gis nañ tamit lu ëpp ci ay jéego yu mu doon teg da doon négocier donc daanaka xam nga monde universitaire boo fa nekkee nekk recteur université nga xam ne bërëb boobu dafa bëri lu ñuy yëngu étudiants yi donc tamit boo fàttalikoo temps yi mu nekkee woon tam foofu tamit recteur doon doxalee mbirum consensus kon tey encore une fois Sénégal moo ñàkk mais ci wàllu réforme foncière bi moom jàpp naa ne fi mu nekk nii kay mbir mi président Macky Sall lañ koy laaj. mu mel ni kon seede bi benn la ñu àddu jëmale ko ci ñoo xamante ni seeni seede dafa wute mu di waa Sonatel ginnaaw bi ñu leen doon joxoñ baaraamu tuuma ne dañuy yokk seeni ay njëkk doomu Sénégal yi ñëpp jóg di leen di xupp bokk na ci sax association consommateur yi njiitu réew mi itam daal di ciy àddu ñoom it ni ki tey di seen directeur général génn na jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi daal di weddi wax yooyu ba mu set wecc xam leen ni kon ñokk ñu seeni ay njëkk li ñu def kay moo di daal di wàññi yooyu leen njëkk ñeel forfait Illimix yi ñoo andi ci ak Fatimata Diop ma ko teewee woon. ginnaaw mer bu fut bu askanu Sénégal ak société civile bi ñi nga xamante ne dañoo abonné ci Orange par rapport ak seen tarif yu yees yi entreprise bi génn na ci pataaram daal di indi ay gindi. ñëwuñu fii ngir wax ndax am na déet lu ñu bëgg rek jublu ci communication bi nga xamante ni moom la ñuy def jëmale ko ci suñuy client mooy ñu xamal leen anam yi nga xamante ni moom la ñuy liggéey maanaam suñu grille de lecture waaye it gën a saxal li nga xamante ni mooy suñu ànd ak ñoom concurrence bi tar na lool dafay baax nag ñu daal di rek yëkk ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ni mooy suñu ay client ci kaw yooyu le xibaar directeur marketing mobile bi daal di jàpp ne ab wàññite la waaye du yokkute ci tarif yi comme ni ko ñenn ñi di waxee. li ñu def du yokkute dañoo changé façon bi nga xamante ni clients yi moom la ñu doon utiliser sunu ay offre ñu xoolee client bi nga xamante ni moo ci ëpp solo. ginnaaw nag ba ñu lancé tarif yu yees yi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet Orange jàpp na ne am nañ lu toll ci fukki junni ci ay abonné waaye amuñu ay clients yoo xamante ne dañoo gedd bile opérateur. ñu dellu si ci cong bi ñu amaloon ni ki démb ca locaux yu quotidien Les Échos ba ñu ca noppee nag tey police daal dinay teg loxo lu tollook juróom benn doomu aadama ak di wër ci jamono ji keneen koo xamante ne njottu nañu ni moom it da ca bokk di fàttali ne li wunduloon kon ñoom ñu dem foofule daal di koy cong moo di quotidien Les Échos dafa fësaloon ab xibaar xam le ni Serigne Moustapha Sy kon dafa am jàngoroy coronavirus ba ñu hospitalisé ko ñenn ñi xam le ni kon ay taalibeem lañ daal di dem foofee yàqate lépp la ñu fa fekk. ñu wax ba tey ci li ni mel ndax forum social sénégalais moom àdduna ci di ñaawlu jëf ji ni mel waaye itam di ñaawlu àll bi ñenn ñi di àndal bu ñu tuddee wàllub diine di teg sax jëfu ñaawteef seen yeneen moromu jullit Mamadou Mignane Diouf di fàttali ne l'islam diiney jàmm la ak salaam waaye itam baalante muy xamle ni itam lii ñuy faral di nemmeeku daanaka jëmul kër te dañu cee war a jël ay dogal ñu ondu ci ak compte rendu bu nonko bakayoko forum social sénégalais ñaawlu na ba fu ñaawlu yam caxat-caxatee bi ñu def journal Les Échos Mamadou Mignane Diouf di naqarlu jëf ju ñaaw bu kenn mënta nangu. dëkk bi war na doon dëkk boo xamante ni war a doon dëkku démocratie dëkku tolérance dëkku jàmm santé ku ci nekk itam bàyyi sa morom ci li nga xamante ni information la muy liggéeyam mu mun ko tasaare. même bu dee sax information boo xamante ne neexu la. cong gi nag ñi ko def dañu ne ay taalibewu kilifa yi Moustarchidine yi lan waral ba ki jiite forum social sénégalais am tiitaange ci réew mi. bu fekkee liñ ciy dégg loolu la
te fekk ne ci biir àdduna gi tey fii ci Sahel gis nañ ne am nañu lu ñu fi gis lu ni mel bu commencé ñu développé wu mun na am ñu yegg ci anam yoo xamante ne li xew Mali li xew Burkina Faso li xew Niger ak yeneen dëkk yi boo moytul ndànk mu dugg si fi te bu boobaa du baax. ci geneen wàll Mamadou Mignane Diouf te woo askan wi ci dal laata muy ñaax kilifay politique yi kilifay diine yi ak kilifay yoon ci fexe ba jàmm law ci réew mi. lii dal quotidien Les Échos du lu bees du guleet ci réew mi ñuy dum taskatu xibaar wala sax ñu yàq ay jumtukaay yu muy liggéeyee wala sax ñuy teg ci seen der bi ay kàddu yu tegginewul loolee nag dinañu ci dellu si ond ci ak Younoussa Baldé mu defal ñu ci ab jongat. liberté de la presse bokk na ci luy mandargal démocratie ci ab réew waaye fii ci Sénégal taskatu xibaar yi di liggéey yenn saa ci anam yu métti lool démb ay ndaw toll ci juróomi nit ñoo dugg ci makkaanu yéglekaay bi di Les Échos caxar-caxare salle de rédaction ba yàq machine yi yëpp menaces yi ñu fa nekkoon ñu ni nag ndaw yooyu ci PUR bu Serigne Moustapha Sy la ñuy bokk waaye bu ñu fàttaliku ci ginnaaw li ni mel nag dugguleet ci mim réew ci weeru septembre atum 2009 ay taalibi Serigne Modou Kara Mbacké dañoo attaqué woon groupe Walfadjri yàq fa matériel gu bëri gaañ fa ay journaliste gaañu yu métti fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum 2009 ba léegi ay nervi ñoo wàccoon ci makkaanu L'As ak 24 heures yéene kaay vandaliser bërëb ya El Malick Seck nekkoon directeur de publication 24 heures chrono ci jamono yooyu joxoñ baaramu tuuma Farba Senghor ci campagne présidentielle bu atum 2007 ay nervi tamit dañoo songoon cortège bu candidat Idrissa Seck journaliste yi fa nekkoon ñu fitnaal leen 8 yéen a ngi fàttaliku tamit agression bu Boubacar Kambel Dieng moom journaliste sportif ba woon ay élément brigade d'intervention polyvalente yu police ñoo ko jàppoon dóor ko dóor yu métti ci stade Léopold Sédar Senghor ginnaaw ab match de football diggante Sénégal ak Libéria bu yàggul tamit dara ay manifestants ñoo saccagé station régionale bu RFM Mbacké waaye lu gën a doy waar moo di ne violence yi de du am benn njeexital ci wàllum yoon taskatu xibaar yi ci Sénégal ni doy na sëkk. Mansour presse en général ndax fii ci Sénégal jox nañ leen seen ak seen gëdd ndax bu weesoo yi ñuy faral di nemmeeku gis nañ itam ni série yi sax yenn saa yi nit yi dañuy mbubboo diine ngir mën leen cong wala di leen teg seen kaw ay kàddu yu tegginewul. xam nga souvent damay wax ne presse mooy yefal nag wi koy daan presse mooy fekk koo xam ni tekkiwul dara mu defar ko defar ba ëllëg bu kooku ñu nekk ci presse ba bu ñu ko neexul wala kanamu Mansour Diop neexu ko mu ëlbatiku dem ci beneen presse ba attaqué presse boobu. parce que toujours dañuy wàcc ñun suñu liggéey. tu vois da ngay dem ci ay journal wax naa ko fi bëgg démb yéen laa ko wax ma ni leen yéen journal bu sérieux nan ngeen mën jàllale benn catégorie ci askan wi ni dañuy def médiation diggante diw ak diw yi doon saagante c'est-à-dire que fii ak indiwuñu ñun ci suñu liggéey wàllu sérieux fii ak indiwuñu xam fu ñuy yem ñun ak ñu bokkul fu ñu jëm muy les politiciens toujours dafay am benn bëtu yabel bu ñuy xoole loolu benn la ñaareel bi ci des aussi foog ñu moytandiku di victimiser wu toujours dañuy mel ni dañuy nekk ci position wu ragal parce que en général ñiy vandaliser ay organes de presse ay 4-5 personnes la ñuy doon day ñëw mal ma ne visile bi ne ci bunt bi caxatee ko parce que 4 la ñu après dugg ci biir toj benn ordinateur toj ñaar nga génn daal di yuuxu non moi je pense si toutefois presse bi am ful la benn jour am ay quelques personnes yu dugg ci benn rédaction ñu tëju ci biir rédaction bi defante ba gendarmerie ñu def intervention yëf yi dina changer parce que ñu attaqué woon 24 heures booba xam naa ni xale nga ak L'As jamono jooju ñaari nit la woon xaw ma ñett Farba Senghor moo leen yebaloon feeñ na mi mu ko woon sax d'ailleurs parce que moom moo wax yebal ay nit ñu xëpp ay neefere ci kër Idrissa Seck gars yi bàyyi mu jàll ñu attaqué woon Walfadjri bariwuñu parce que mbubboon nañu rek ci benn entité boo xam ni foog nañu ni ci Sénégal lu ñu def mu neex du noonu faw ñu am beneen xoolin ba ñuy xoole presse bi yow am nga sañ-sañu porter plainte am nga sañ-sañu def diffamation bi ci des itam mooy tey boo bëggee attaquer benn presse ci beneen presse ngay dem parce que ñun ba léegi mënuguñoo nekk ay soppe gis nga yuuxu bii nii ñu yuuxu nii ci agression bi ñu def ci Les Échos du presse bi yëpp ñoo ci ànd am na ñeneen ñuy def beneen interprétation am na ñeneen ñuy gisee naneen parce que xëy na bokkuñu ligne éditoriale fàtte nañ ni benn presse bi la bi ci des itam mooy fi may jeexale mooy foog ñuy xàmmee presse ak presse ñi nekk ci milieu communication yoo xam ne benn plateforme la bu internet jàppandalal nit ñi muy ay YouTube muy ay Facebook nga mën a créer sa chaîne wala et cetera ça n'a rien à voir ak benn site d'information ça n'a rien à voir ak benn chaîne de télévision bu am sañ-sañu joxe information mais doo am sa benn chaîne YouTube rek
boo xam ne amul site amul dara wala sa benn page Facebook ngay joxe info ba nga xam da ngay dem bu mujj fastale si kim te Sénégalais yi eggaguñ ci niveau mën a reconnaître loolu dans ce cas dafay décrédibiliser ndànk-ndànk ñi nga xam ne dëgg ay journalistes la ñu nekk ci métier mi di ci tedd. leneen itam seetlu ndey di met ñiy jël diine gi di ko jëfandikoo ngir di li tubaab naan solde say compte ak keneen loolu itam ndax yoon la. jël diine ji maanaam. di ko jëfandikoo ngir di congu ñeneen maanaam ñi nga xamante ne xëy na dañoo jàpp ni seen sëriñ moom la ñu tudd te même bu dee information bi wér na waruñu koo def. man dama jàpp ne ñi def loolu benn kilifa diine santu leen ko parce que Seydina Mohamed Khadim moo gën a foor ñëpp amul lu yàlla amul yàlla sax amul unanimité yonent bi moo ñu gën amul unanimité kon léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne ni dañuy comporté woon noo xamante ne ci askan wi parce que nee nañ dañoo laal seen sëriñ loolu teguñu ko fenn du dul ci peut-être jaay doole maa tey te man am naa yàqin ni benn sëriñ du sant taalibeem ni ko ku ma laal réagirel nii wala waxeel nii problème bi nga xamante ne nag dafa am ci li dal démb jotaay dafa reposé waat rek violence bi nga xamante ne nii journalistes yi dañ koy dund reporter yi dañ koy dund Mansour mi ngi wax léegi ni bu ñu victimiser wu mais des fois Mansour léeg-léeg reporter yi dund loo xamante ne nii sur le terrain safara enfer des fois nga dem ànd ak sa caméraman di liggéey sa liggéey nit gis la xool la ni la yéen seen télé bi léegi lii wala seen rajo bi léegi lii parce que tout simplement moom dafa far parce que ñi ngay gis fii ñëpp tey jii ñuy am lu ñuy attaquer presse di am lu ñuy reprocher journalistes yi c'est parce que tout simplement la ñuy wax moo leen arrangé wul tey jii man jàpp naa ni problème mu justice parce que depuis ce matin maa ngi dégg ñuy wax code de la presse mais lii am nii ça n'a rien à voir ak code de la presse injustice la bu ñu teg ci kaw ay journalistes ñu war koo faj ba bu ëllëgee keneen ku jóg am idée boo xamante ni rek mooy da ngay dal ci kaw journaliste da nga reculer mais pour affaire religieux yi ak ñi nga xamante dañ koy mbubboo te sax du religieux yi en fait lu ci ëpp ay taalibe lañ ñoo xamante ni dañ koy def mais seen sëriñ santu leen ko parce que yaakaar naa ni sëriñ bi li mu wootee leer na kaay leen ngeen topp moom ma yóbbu leen àjjana. leer na jërëjëf Ndeye Dimet ñu jàll ci seen xalaat. ond ci ak ñu ñu yónnee seen ay vidéo ci bésu tay bi dellu si waat. salaamaaleykum waa D-Média ñi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. waa ñu bëggoon ni suñu xalaat ci wàllu grâce président bi muy def xëy na moom lañu jagleel mu war a gracier ku ko neex waaye nag dañu am seetlu comme ñi mu mujjee gracier muy ñi nga xam ne dañ leen di tuumal lu jëm si wàllu drogue moo xam viol de faux médicaments faux billets yi. ñu bañ a bokk si ñi président di gracier ndax yenewul maanaa ñu gis ki nga xamante ni dañ ko jàpp si benn cornetu yàmba ñu teg ko pen yu metti loolu nekk na li nga xamante ni lu ñuy ñaawlu la lu ñuy naqaru la waa di leen jaajëfal bu baax a baax encore une fois. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. man nag tey ma amoon xalaat man nag maa ngi fii ci Italie waaye maa ngi addu fii ci Italie waaye maa ngi wax ci Tindodi ndax day dëkk boo xamante ne bii. sëñ Moussa moo ko sañcoon moom la njëkk sañ ci ay dëkk diggante mu Tuubaa nekk 3 kilomètres 500 rek ñu bëggoon nag aw yoon boo xamante ne bii bu fa jëm la waaye mu mel ni jafe-jafe na lool surtout nag bu tawee ba tooy ndax lañ fa defoon ne ko néew muy niru ab raara bu tawee ba tooy day gën a toj gën a yàqu aw yoon daal moom waroon ci dimbali gees ñu ndax dëkk moom gouvernement du na xamu ko ndax chaque élection yu nekk la fa samp ci ay bureau mën na téeméeri bureau kon gouvernement mën taxaw ne xamul boobu dëkk xëy na ko dañoo booloo ci seen bopp te nag ndigal rek moo tax duñ manifester duñ toj duñ yàq waaw kon nag nañ ci dimbali ci yoon woowu. waaw salaamaaleykum ñu ngi ziar bu baax waa Sen TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen liggéey bu baax a baax jëwriñ Mbaye Sène la waaw xanaa di joxe suñu xalaat rek tey am benn njàqare bu ndaw ndax wax dëgg yàlla seetlu nañ lu jëm ci wàllu feebar bii nga xamante ni moo lëmbi àdduna bi muy coronavirus te suñu borom dogal wax dëgg yàlla mu jekkuñu lool ñu gis ni daanaka buñ koy wax ci politique gu corona bi xalaat nañ ni ak ni ci état bi doxale fay am na ci waaw ñuy am njàqare nag ndax corona ak si buru bu dajee moom dana doon lu gën ci askan wi loolu dana yéeme ñu bëggoon ñu def ci waxtaan xalaatal ñu ci wax ci si buru si ndax nawet bi tàmbali na ndox mi taataa yi bëri na yooyu bëri na te bu sibru si boobaak léegi kenn waxu si mu mel ni kaw gi moom dañ leen a fàtte ci lépp
muy suñu jàqare lool nag ñu koy joytu ndax boobaak léegi benn ministère boo xam ne moo yore wàllu santé bu wax ci sibiru moom dégguñ ko. ñu leen di jaajëfal bu baax yéen itam def leen ni ñoom yónnee ñu seen ay vidéo ci groupe WhatsApp bu dee média Mansour dégg nga leen mu mel ni kenn ki moom tiitangeew mooy jàngoro yi am ci nawet bi nar a fekk si mbas mi. muy sibiru baa ngi ñëw am na gox yoo xam ne sibiru commencé na fa te jamono ji bu musaan jot xat yi fi ñu daan toll ci ay campagne ci rajo yi ak télé yi distribuer ay moustiquaires imprégnés proposer nit ñi ay doom yu ñuy naan ay ACT yooyu ñu doon def ay publicité gisuñu benn ren lépp corona bi daf ko occupé te wax naa ni at mu nekk sibiru li muy rey te du yàgg ni fi corona yàggee moo ëpp fuuf li fi corona dafa gum ci bi mu fi nekkee ak léegi ba tax na bu ñu jël lépp yamale ko ci corona mais li ci des itam fokk ñu orienté Sénégalais yi ñu xam ni vraiment pàcc moom faju la dafa am tibbu nabawi muy fajum yenente bi am fajum mocc am fajum plante am fajum traditionnel donc ñi nga xam ne suñu loxo jotul seen ginnaaw muy surtout ñi nekk ci kaw gi vraiment jàppale nañu leen ci ay case de santé nga xam ni du am sax infirmière ay poste de santé nga xam ne infirmier ba fa nekk souvent ci ay humeur am lay doxee te bu ñu wàccee sur le terrain dinañ gis li ma la wax yenn saa yi am na ñoo xam 20 heures du ñu ubbeeti am na ñoo xam 22 heures du ñu ubbeeti am na ñoo xam ne boo ñëwee neexoo leen duñu la faj donc yooyu yëpp ay jafe-jafe lu ñuy jànkuwanteel mais yooyu yëpp comme ñi ngi ko doon gérer parce que dañu leen a forcer li nga xamante ni bii moom mooy pajum moderne bi mais ngalawaay ci kaw gi lañ dëkk doole matewu ko corona bi occupé na fajkat yi te sibiru baa ngi ci ñoom nañ delluwaat ci démb waxtaan ak ñi nga xam ni dañu maîtriser plante ñu joxante loxo parce que faj boobu état bi reconnaître na ko te mu ngi fi bu ñu caxate seen bopp nag mais dama ne am na système bu mën a xeex sibiru bu fi nekk boo xam ni mag ñi nga xam dañu yare ci kaw gi day xam nañu bu baax ni nit daana sibiru ba langu lool ñu faj ko ci wàllu plante bi nga xamante ni bii yaayam moo koy baxal jox ko loolu lu ci am solo la. day di met kenn ki moom grâce yi njiitu réew bi di maye xëy na moom moo ëlëb xelam te nemmeeku nañu ni am na ñenn ñoo xam ne bu ñu leen bàyyee dañuy nekkaat ca la ñu newoon. waaw ñu bëri ragal nañ ko parce que dañuy jàpp ni rek léeg-léeg réinsertion bi mooy des trop bu ñu génnee ci biti bëti leen askan wi di xoolee jàpp nañu ñoom ñëwaat nañ ci société bi def nañ prison nekkuñu ay nit yu baax nekkuñu ay nit yu fréquentable loolu ba mën na indi li tax ki génn prison jàpp ni moom bokkatul ci société bi il est out que ni moom mën na continuer li mu doon def jaare fa ñàkk jom ba defaat lu tax mu dugal ko kasoom wax nga ko ñu bëri tey ba ñu déggee grâce présidentielle bi dañu jaaxle parce que li tax ñu jaaxle mooy fan yële passé ci ginnaaw amoon nañu ñu gracié woon ci Korité bi sooy compté foog naa 2 ba 3 nit jot nañu faat ay bakkan bañ delloowaat leen ci prison te contexte bii nii boo dégloo ki nga xamante ne nii mooy Maître Ciré Clédor Ly bi Covid bi duggee rek moom daanaka defoon na ab communiqué di ñaan président Macky Sall ñu bàyyi le maximum de détenus pour ñu désengorger prison yi pour Covid beeg yu ne mel c'est vrai que actuellement ni Covid ak mesure de détention yi des fois du ànd mais tamit encore une fois man ñi nga xam ne ñooy joxe grâce yi ñooñu lay interpeller parce que tey bëri na ci askan wi jàpp nañ ni président Macky Sall mooy gracier directement alors que ab kuréel la bu nekk ci ministère de la justice nga xamante ni ak administration pénitentiaire ñoom ñooy liggéey loolu di xool nit ñi nga xamante ne ni jàpp nañ seen conduite baax na ak nit ñi nga xamante ne ni jàpp nañ def nañ fa benn diir boo xamante ni tey jii jàpp nañu bu ñu génnee dinañ changer ñu bàyyi leen parce que gisoon nga sax grâce boobu moo indi woon tey coowal Amadou Wuri Diallo mi nga xamante ne ni dañ ko bàyyi woon te ñëpp jàpp nañ ni war ñu ko woon bàyyi parce que li mu doon def muy maanaam ay médicaments yoo xamante ne ni day faat bakkan donc encore une fois bu fekkente ni rek dañuy bàyyi ay nit ñoo xamante dañu nekk ci prison yi nañ ko xoolaat ko bu baax parce que lépp lu ñu def rek ci askan wi lay delluwaat te gis nga xadi problème insécurité yàgg nañ ko poser tous les jours donc bu fekkante ne ñooñu génnaat nañu te peut-être am na ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne ànduñu insécurité bi day continuer rek. ndax loolu sax moosu warul tax ñu xoolaat anam bi ñuy mayee grâce. dañ ko war a xoolaat dañ ko wax parce que ci tànnatee fii laa ne est-ce que tànnatee fii leer na Ndeye wax na ko sànq commission bu nekk ministère de la justice ak bien sûr administration pénitentiaire ñu xool nit ñi mais nit ki mënut a dugg kaso parce que dafa rey nit dossier mu ngi ci administration pénitentiaire mu koy gis kooku nan la mën a bénéficier woo ci grâce loolu problème la ki nga xam ne ay faux médicaments la fi doon indi nu mu ci mën a bénéficier woo kon est-ce que foofa leer na question la boo xam ni faaw ñu leeral ko en tout cas am na ñoo xam ni gën nañu yellu ci bénéficier wu de toute façon grâce présidentielle mënuñu koo bañ parce que dafa am solo
dafa am solo am na ñu nekk ci kaso yi ñoo xam ne tey bu ñu génnee dootuñu def mukk la leen fa dugal mais faaw ñuy xool ci ña fay dugg gan anam la ñu fay duggee ci wàllu njuumte ak yu mel noonu mais bàyyi nit ñoo xam ni dañuy semer indi musiba ci askan wi mais itam ci benn baat rek faaw itam ñiy génn kaso donte woon ni dafa reyoon nit ñu bañ leen a discriminer maanaam ber leen di leen daw ragal leen ba ñoom dañuy sentir ni bokkuñu ci askan wi dañuy continuer toujours ci seen violence bi nga xam ni moom la ñu doon dundee alors que loolu itam responsabilité askan bi la. am na solo Mansour ñu jàll ci yeneen i xalaat. yéen waa Sen TV ñu ne leen bu wax di leen ziar Fallou Glass depuis Italie waa di am rek lu ñu doon kaas di ko naqarlu rek li nga xam ne moom moo am ci port Sénégal ñoo ngi koy naqarlu di ko naqarlu bu baax ndaxte suñu mbokk immigré yi dafa bëri ñoo xam ne dañuy jënd seen oto ñu taayal dawal oto bi ndax coono bi ci nekk ñu jël ko dugal ko conteneur def ci seen ay bagages mais dañuy gis ne bu ñu ñëwee port seen pneu de secours dañ koy sàcc seen bagages yi nga xam ne moom lañ def ci oto bi dañ koy sàcc te loolu nag dañu bëgg gouvernement Sénégal mu teel ci wax loolu moom la ñuy ñaawlu ñoo ngi souffrir ci domaine boobu noonu ñu leen nuyu yéen ñëpp nag di leen jaajëfal bu baax a baax. ci leen ci yaar groupe des médias di xamal ñeneen ñi quoi nan ñoo bàyyi si àll bi yaatu na fii tey njum la boo ñëwee ñu may la si àll bi ñun la kii nag mën nan la abal nga bàyyi àll bi a ngi yaatu kaar masàllaa boo ñëwee mën nan laa jox nga bàyyi ba doyal waa Sénégal nañ génn a bàyyi si bàyyi am na solo nañ génn a bàyyi si bàyyi dafa baax sim réew day soqali sim réew. damaa gis ni réew mi Sénégal fi amul baat maanaam koo xam ne dangaa siiw lay dégg wala nga nekk borom daraja doo jote ci kaw ndax kenn ku ci nekk xam na ne Sénégal bari na ci xale yoo xam si ne xam-xam la ñu yor mais jotewuñ ci kaw ndax Sénégal bu mu xoolee ku am lañuy jàppale maanaam daal dañuy fekk koo xam si ne am na nekk ci kaw ñu koy dooleel muy gën a am di gën a nekk ci kaw léegi nag ñu nekk léegi ay xale ne ci suuf am xam-xam te amuñu doole ji léegi ñoom lan lañ ci xalaat waa gouvernement. mu ngoog Mansour ki njëkk ki li muy jooy bari na itam ñu koy mettitlu ndaxte bu weesoo pièces yi muy wax ni que dañ koy soppi boo yóbboo roue yoo xam ne gentil dafa rafet sax boo moyul dañ koy dindi defal la fa yu simple. loolu ñu jiite pa bi ñoo ay complice lañu ci parce que gis nañu ko génne woon nañu communiqué mim ko vidéo weddi waat leen génne woon nañu communiqué ni ñoom seen dégagé nañu seen ay responsabilité ci càcc gi ñuy càcc bagaasu nit ñi tamit wàcc port mais bi ñu génnee communiqué bu koy miim dafa am beneen vidéo bu koy confirmé waat bu génne port ci boppam gis kii rawale nan lay rawale quelque temps ñu jàppaat drogue bu bëri port jékki-jékki ñu sàccaat drogue boobu yooyu yëpp ay confirmation lay doon ci ni kilifa yi faw bu ñu jàppoon benn sàcc wala ñaar ci ñuy sàcc bagage nit ñi port sanctionné ko kon du demee noonu te ni mu amee port noonu la amee aéroport man am na ku ma àndal ñuy dem Màkka mu teg saagam di julli gisaatul saagam mu demandé pour ñu di xool caméra bi delloo si waat image yi ñu ni loolu dafa am technicien boo xam ne moo koy saytu mënuñu reculer waat image yi léegi nga gis ni kon nit ñi dañuy nekk ay victimes ci càcc goo xam ni infrastructure yi nga xam ne état bi moo ko di ko saytu war leen a protéger foofu la ñu leen di sàcc gis nga sàcc nag moom fii mu ngi am ci am réew du développé li ñuy wax ay détournement li ñuy wax ay mauvaise gestion li ñuy wax ay gestion gabégique yépp appellation pour taaral ci tubaab dong la sàcc rek la tudd li ñu la dénk nga def ci nu bokkul ak nañu la ko dénkee ngir sa intérêt bopp kese sàcc dong la tudd bépp réew buy doxee noonu nag du mus a développé du mus a jógee fi mu nekk. Lady Met bu nguur gi waree protéger defu ko rax ci dolli mu ànd ceeg patt pataaral ndax loolu du complicité. waaw loolu lay nuru parce que tey jii bëri na ci loo xamante ne nii askan wi mi ngi koy dénoncé guddeeg bëccëg nguur gi noppi ci donc finalement comme li nga wax rek day mel ni dafa ànd ci loolu. mu ñëwaat ci politique bi parce que par exemple xam nga dialogue bi ñu koy def dañu waxoon ni pour askan wi la tey ji élection locale ñëpp a ngi koy xaar mais nguur gi nee na pat donte consensus la ñu waxoon mais tey nit ñi ngi xaar tey ji élection am parce que nag wax dëgg yàlla li xew ci localité yi ña fa dëkk ñoom seen bopp tey bu ñu sañoon tey ñu ut beneen maire bu fa nekk te nekk fa donc patt pataaral ba mu nga xamante ne ni nguur gi yaa ngi ma koy wax léegi loolu tamit mën nañu ko ci boole ak problème injustice xadi injustice tey bëri na xam nga temps yële passé amoon na ay syndicalistes yu génnoon di demander le passif social nga xam ne Cheikh Diop daf ko yàgg xeex yàgg ko wax président Macky Sall bi nga xamante ne ni jàkkaarloo woon na ak liggéeykat yi lam leen waxoon leen état
état bi nekk fi di fay ay bor yoo xamante ne ni man boobu sax maa ngi jàng école te passif boobu tey mi ngi toll ci 1 milliard et quelque waa SIAS di ko xaar ak waa Sotrac ak ñeneen ñu ngi koy xaar donc pataal boobu tamit daanaka kon day mel ni nguur gi complice la parce que bu fekkente ne ni am na nu mu waroon taxawee te taxawu ko leneen li aussi tamit ma daanelee foofu rek laataa ngay jël kàddu gi surtout tamit ci test yi. parce que test yi waa ministère de la santé ñoom it ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax di topp jotaay bi parce que démb daal dinañu jokkoo ak ñun wax ñu ni test yi nga xamante ni nii ñi ngi koy laaj jamono yi moodu yi dëkk yi nga xamante ne nii foofu la ñuy dugg ñoom ñoo koy laaj mais ñoom leeral nañu ne du état bu Sénégal moo koy laaj mais ak lu mu ci mënti doon ñoom tamit nañu gën a sensibiliser parce que tamit da ciy baax léeg-léeg ñu def ab liste boo xamante ne ni dëkk yi la ñu autorisé def test. dëkk yi la ñu autorisé bu def test loolu yaakaar naa dina bokk ci li nga xamante ne nii mooy gën a gindi askan wi. te bu ñu indi woon preuve mooy gën moo sox ñu jeexalee ko ak kii sàkku ci doomu Sénégal yi ñu delluwaat ci mbay mi. effectivement wax naa ko fii keroog ni xale yi faaw ñu dellu ci tool yi bay parce que toujours man li may bañ mooy faaw ñu moderniser mbay mi indi ay tracteur jëli fi ay fas je ne suis pas d'accord gis nga bi ñuy xale ba léegi ci ñi nga xam ne xam nañu bay waxuma journaliste yi nekk ci rajo yi ak télé yi di wax mbay te musuñoo mbay. wala nga nekk ministre wala nga nekk ci cabinet ministère te mosoo fréquenté tool dama ni bépp fas fu mu xëy gont jiw hectare bépp fas fu mu xëy gont dina raadu hectare ak genn wàll bu dee mbayum baxaw dana def hectare ak genn wàll boo jiwee une semaine amoo 8 hectares wala 7 hectares 7 hectares kenn bayatu ko ci gerte doy na sëkk ci koo xam bëgg nga def production bu baax loolu du affaire bi mooy na ndaw ñu dellu ci tool yi te collectivités territoriales yi mel ni tan yu xiif bàyyi suuf si nga xam ni gaaw nañu lool ci ut délibération te businessman yi nekk Dakar nañu bàyyi naan suuf soo xamante amul kayit wala am na kayit gis nga suuf bu loon maam yi ko téewoon ba démb di ko bay ba mu am njëriñ tey ñoom du ñu ko fi fekk ba naan suuf dafa war a am kayit nañ bàyyi caaxaan am réew day tegu ci justice dafay tegu ci yoon dafay tegu ci justice sociale bañ a jaayante doole bu fekkee nag état bi itam am na rôle bu mu ci joué jamono foofu la toll nañu demander baykat yi def benn campagne de communication xamal leen ni képp ko amati suuf boo xam ne yaa ko gardé woon pour nga bañ koo ñàkk ëllëg dem nga utili ko kayit li lay wan ni théorie boobu nekkul dëgg tey autoroute Ageroute bii dem Touba di dem Kaolack bépp tool boo xam ne jaar na fa nga am kayit nga ñàkk am kayit bu fa tali bi jaaree daf lay dédommager la mu fa yàq kon kay xam na benn justice nan la mën a amee ci benn chose mooy wane ni ndaw ñi nañ dellu ci tool yi ut fas ak machine bañ a nangu ñu leen di xeeb